13h benn waxtu sënkam ci télévision Futur Média mbokk yi dal leen ak jàmm ci le jotaayu xibaar li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci Barça wala Barsak xam ngeen ne ndaw yi jamono yi nag yóbbu nañ lool ci li nga xam ne moom moo di waax yi ngir utali tugal ni ki démb gendarmerie yi nag daal dinay jàpp ay ndaw yoo xamante nii nag ñu ngi doon def mbir mu ni mel foofee nga xam ne moom moo di ca Ndar Géej tax na ab laaj daal di samp ana lan moo tax ndaw yi gën a farlu ci mbir mu ni mel di ngeen ci dégg tontu li ci secrétaire d'État yu sénégalais de l'extérieur di Moïse Sarr daal na ci indi ay yaatal mouvement Frapp France Dégage daal di amal ab plainte jagleel ko député bii di Aliou Sow nag daal di koy jébbal procureur ñoom ñooñu nag li ñu ñaalu moom moo di doxalinaam di ngeen ko xam ci jotaayu xibaar camion yi fan lañ leen bëgg a teg nag ca kër Massar askan wane du ci dal ndax itam ndoxu taw wa nga xam ne ma nga fay wàcc foofu képp dong la am foo xamante ni rek dina fa mën di takk directrice bu hôpital régional bu Tambacounda moom docteur Thérèse Aïda Ndiaye nag daal dinay retiré plainte wi nga xam ne mi ngi ko doon amala ci kiire nga xam ne da doon gunge aji tawat di Assietou Koita daañ ci dikk loole itam nu mu gën a yaatoo mbas mi ak tolluwaayam ci mim réew jàppale ne ni ki démb benn doomi aadama moom moo daal di toftalu ci lim wi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a ñàkk seen bakken ginnaaw bi juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom ñeenti test yi nga xam ne def nañu ko mbokk yi daañ ci toftal li nga xam ne moom la yéen kaay yi xëy ni ki tey ji bu ngeen taaxilee tuuti ma dikk ñu faram fàccee. salaamaaleykum mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko na nga xam ne noonu lañ ko junjee woon Barça wala Barsak xam ngeen ne jamono yi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw yi ñu ngi yebu ci gaal yi ngir wutali tugal ni ki démb gendarmerie daal dinay teg loxo ñenn ci ay ndaw ca diwaan bu Ndar Géej nag ñoom ñooñee bëggoon a wutali tugal jaare ci wax yi ba tax itam ñu samp ab laaj anam lan moo waral mbir mu ni mel di ngeen ko am tontu li ci reportage yu nga xam ne daañu leen ko digtal Ousseynou Diop ak Habib Seck daal di ko ciy def ñu seetaan. mooy lu jëm ci wàllu mbëkk mi dafa gën a takkarnaase mënoo toog benn fan boo xamante ni déggoo lu jëm ci wàllu Sénégal ñuy wax ay ndaw yoo xamante ni ñu ngi doon def lu jëm ci wàllu mbëkk mi mu mel ne kon lii nekk na mbir moo xamante ni gën nag doy waar. dëgg métti tax bu leen leeroon ne li ñu wute Espagne am na ko fii Sénégal kon du dem Espagne du fi sax génn ba dem Espagne mais bu ñu kuy nekk boo demee ba du jógee sa réew du tukki pour tekki ak métti dëkk moo tax nga jóge fi du tukki. ñu ci bari ci ñoom la ñu yaakaar mooy dëkk bi na mu métti moo waral lu ni mel ndaxte li ñu gis mooy wàllu napp gi jamono jile liggéey ci am cay koppar lu metti la. te fii da ngay imaginer léegi exemple comme ñun ay moolano dañuy dem géej pendant léegi 8 mois wala 9 mois nekk si géej yaa ngi dégg gis nga boo ñëwee benn 1 mois 2 mois li nga yoroon doo xam fu mu la jaar mënoo si investir dara. ni ma nga jàngate mooy tartar bi rek xam nga tartaru dëkk bi xam nga métti waaye xam nga ñàkk joobeeg yi demee noonu affaire yooyu noonu. fekk koo xam ne xamul géej wala dégg na riiru clandestin rek mun da see dugg boo si duggee da nga tere sa bakkan. ñoom ñi nekk ci Gendar daal di joxe seen xalaat ci lu jëm ci wàllu jafe-jafe boobee ñu ni lu ci bari seeni morom yi nekk ci tugal dañ leen di woo di leen di xamal ni li ñu mën a am ci bitim réew mënu ko am ci dëkk bile. mais li waral loolu lépp tamit ñoom ñoo lay gën a dolli cons di lay expliquer ne la ñëw leen gars yi fa teew yëpp koo si dégganteel li mu laa njëkk a wax mooy boo amee posé dema sa yoon. waaw am na ñoo xamante ni mosuñu dem géej dañuy dégg Espagne rek. kii diw tëgg na gaal rek xaaral ma ñëw fay sama xaalis waaw mais nu xool li ñuy duggee si yoon bi daal am na si solo torop daal. mu mel ne kon wàllu mbëkk mi jamono jile xaw nag takkarnaase ci Ndar démb fanweer ak juróom ci doomu aadama daan leen di téye ñi ci ëpp nag ay doomu Sénégal lañ di wane ni kon état bi war na def beneen i pexe ngir mën a téye xale ci réew mi. nu secrétaire d'État wu sénégalais de l'extérieur nag daal dina indi ay tontu jàpp ne rek yoonu suuf yi nga xam ne daal dinañ koy tëj moom moo tax ndaw yooyu nag di jël li nga xam ne moom moo di waax yi moom mooy saar ba tey rafetluwul anam wi nga xam ne xale yi nag ñu ngi koy demee ci tugal moom moo nekkoon ganuk info du matin dañu teewlu ay kàddoom Chérif Dia ak Youssou Bara ñoom ñoo ko taataan. ne phénomène boobu demoon na sax ba ñu xaw ko fàtte parce que am na ay jéego yu am solo yoo xam ne président Macky Sall bu mu ñëwee ba léegi def na ko gis noonu nañ avant muy egsi dañ doon wax Barsak wala Barça ci suñu plage yi ci suñu côte yi mais bu mu ñëwee non seulement li ñu wax dafa équiper nos forces de défense et de sécurité à travers le Frontex ak Union européenne mais en même temps dafa ne c'est pas le tout coercitif il faut aussi ñu jox espoir xale yooyu. bu ñu notee phénomène bi boo xam ne phénomène bu bees la c'est vrai wax naa ko ak ce qu'on appelle les effets néfastes mooy mbas mi
am na ñoo xam ne nekk Europe surtout passeurs yi ñoo xam ne ay criminels la dañ ci def business ñoo ngi développé benn discours bu graaw a graaw benn discours bu dangereux parce que ñoo ngi wax xale yi kat c'est vrai bu ngeen ñëwee c'est vrai que métti na pour yoon bi suuf bi wala nga jaar Maroc mais ñoo ngi xool daxante ak suñu force de sécurité yi ne leen bu ñu egsee quel que soit fi nga mën a jaar ak nu mu mën a métti mën nga am liggéey wala mën nga am régularisation parce que temps yi passé rek au mois de juillet gis nañu waa Italie aussi amoon nañ benn campagne de régularisation bu ñu ko bëggoon def ci secteur agricole donc loolu yëpp nekk loo xam mën a nax saxal xelu ndaw yi pour ñu pousser la ñu jëlaat gaal yi mais li ma leen di wax mooy loolu nekkul yoon bu baax bi bu ñu waxee immigration mooy immigration légale la ñu wax. ñu desandi ci ndox mi ba tey lu ëpp fukki junni ak lu ko toftal ci ay yarank yoo xamante ni ñu ngi ko def ci ay ndaa def ci wax yi nag ci nga xam ne nag moom moo di jëwriñ ji ñu dénk wàllu pêche nag di xam ne lu ni mel li ñu ci jaay ci atum 2019 nag ca diwaan bu Thiès bu ñu ko xayma daal dinay toll ci fukki milliards ci suñu ay koppar ñu teelu reportage wi nga xam ne Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye def nañ ko ci. fukkati juróomi junni yaranka lañu daal di dugal ci ay ndaa dugal ko ci géej gi li ñu bëgg rek mooy fexe ba nga xam ne yaranka yooyu dinañu màgg ci anam bu jàgg. ci atum 2016 boo xoolee ci région wu Thiès rek yaranka yi tax na ba nguur gi am na lu toll ak juróomi milliards buñ ko xaymaa ci ay tonnes ëpp na ñetti junniy tonnes ci atum 2019 bii ñu génn yaranka yooyu tax na ba Sénégal am fukki milliards buñ ko xaymaa ci tonnes ëpp na ñeenti junniy tonnes loolu rek tax na ba ñu namm aar li nga xam ne moom mooy yaranka yi li ni mel a sooxe ndaje tey bii. et un impact réel dans la conservation des ressources halieutiques. joorin bi yor wàllum napp gi di wax ñi nga xam ne ñoom ñoo ci yëngu jafe-jafe yi nga xam ne yenn ci nappi ni am nañ ko li ni mel a tax mu jàpp ni ku ne war na ci dugal loxoom. Il y a lieu de faire preuve d'imagination et d'audace. tey jii war nañu xoolaat ay coppite bi nga xam ne dina tax ba nappin gi jëm ci anam bu jag pour loolu nag ñëpp war nañ ci mën a dugal seeni loxo Saint-Louis ba Cap Skirring képp ki nga xam ne da ngay yëngu ci wàllum napp gi fexe ñun ñëpp nekk benn ba lépp li nga xam ne jafe-jafe la ñu saafara ko. Dans une dynamique réelle de partenariat responsable avec l'administration des pêches. xew-xew bi nga xam ne dafa jëm ci fexe ba aar yaranka yi ab occasion la woon tamit ngir joxe ay moteur ak ay gilet yenn ci ay nappkat Aliou Ndoye di yokk di xamle ni budget 2020 ak 2021 dinañ ci bàyyi xel xeetu jëfin yi. mouvement frappe France dégage nag daal dinay amal ab plainte jéggal ko ki nga xam ne moom moo di député bii di Aliou Sow lu ni mel nag daan nañ ko jébbal procureur bi nag ñoom ñooñee di ñaan lu baax jëfin wi nga xam ne daal dina koy def te ñu xam rek ne article 248 249 250 ak 252 bu code pénal fii ci réew bu Sénégal daal dinay dàq lu ni mel ci fàttali rek moom moomee nag ci ab ndaje woo xamante ni moo ngi ko doon amal nag foofee nga xam ne moom moo di ca Ranérou Ferlo nag ci wenn kàllaama ci réew bu Sénégal di ñaax ndaw ñi rek ñu gën a fàgg waaye tam dem kàttan nag ngir rek ñu daal di sampaat njiit bu réew bu Sénégal moom Macky Sall ci jonganteeg atum 2024 mu ñeel ñetteelu mandat. ñu wax ci leneen mbokk yi maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar camion yi nag fañ leen jagleel ca diwaan bu Kër Massar askan wa nee nañ du ci dal ndax itam foofu képp dong la ñu am ci barab boo xamante ni ndoxu taw ya dina ci dem ba tax itam ñuy xam ne rek na seen ab xeex duñ ci wét benn yoon ñu teewlu reportage bu Salif Sow ak Asmalik Diop. fi nga xamante ni lañu fas yéene def garage ngir camion yi ay hectares la yu bari. waaye fii ndoxu taw yi lañ fi doon di dajale bërëb la boo xamante ni jëfandikoo ko lu jafe la askan wi nga xamante ni ñoo fa dëkkee daan ñuy fàttali. parce que fii gis ngeen bassin bi ngeen di gis nii mooy bassin numéro 20 daanaka ndoxu Kër Massar yëpp fi lay ñëw léegi nag maire moom moo ko jox ay particuliers ñu bëgg fi def garage de gros porteur mais maire ci boppam mi wàññeeku na ñëwaat fii ba mu xoolee mu ne moom dañ koo nax. dëkku 127 quartiers ndox bi di fi déversé inondation bërki démb gis ngeen li mu fi def. Kër Massar gépp fii la ndox mi di sotteeku ay maire ak ay ñoo xam ne ni ñoo kondoolu ak maire par intérêt personnel ñun on est des Sénégalais de bon teint comme le maire comme Macky Sall comme kii ak kii. ci seen xeex bile duñu ci wéet ñoom ñi nga xamante ni seeni kër moo uuf li ñuy wax bassin 20 bu nekkee zone de recasement am nañu njàppale téeméer ak fanweer ak ñett comité de quartier yi nekkee diwaanu Kër Massar. ñii li ñuy xeex du seen xeex ñoom dong. xeexu commune Kër Massar yëpp la parce que ndox mi bu jàllul wala ni mu war a demewu ni
dina am zone yu mu inondé bu jàllee te defaruñu bassin bi dina def reflux dem si ñoom kon te ñun dañuy dégg suñu kilifa yi naa phase 1 bi pare na ndeke phase 1 bi parewul. camion yi daw bi ñuy daw fii saa su ne guddi ak bëccëg ay jafe-jafe yu bari la fi indi bokk na fi ñàkkum kaaraange waaye tamit ay accident yu bari yoo xamante ni léeg-léeg bakkan daf cay des. commencement ba rek man sama doom am na réanimation 1 mois 10 jours te camion mbalit moo ko yan barki démb rek xale yi doon def si fii bac camion mbalit yi ramassé nañ ci ñetti xale kenn ko yal na ko yàlla yërëm ma nga àllaaxira. zone de refus bandi la ku wax mbëbës wax na bandi jóge fa actuellement 100 camions wala plus de 100 camions ñoo fi gaare barki démboo njaare fa dàq benn maire ñu bàyyi suñu bassin génn fi soxlawuñu fi dara. ñi nga xamante ni ñooy askan wi di ñaxtu ñoom maire bu Kër Massar di Moustapha Mbeng lañ joxoñ baraamu tuuma nee ñu garage bi moom la neex mu am fi moo ko jox borom camion yi Moustapha Mbeng moomu jéem nañoo jokkoog moom ba sonn antuwut. Salif monte de ñi leen nag seen ak xayma toll nañ ci 15% fii ci réew bu Sénégal di doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñooy dundeek way laago ñoom ñooñee nag di xam ne rek ne dañ leen a beddi ci lépp lu soxal budget yu collectivité territoriale yi nag ba tax fédération nationale des personnes vivant avec handicap nag di yëglu ñu teewlu reportage bu Boubacar Diassi ak Lamine Mandian. Sénégalais yu nekk ci biir réew mi tey dund ak laago bari na lool waaye mu ngi mel ni collectivité territoriale yi yu mel ni mairie yeeg conseil départementaux yi duñu leen jël en charge saa yoo ñuy tëgg seeni budget. fii ci Sénégal bu ñuy waxtaan solo bi ñuy waxtaan solo bi ñuy jox waxtaan am na ci loo xamante ne war nañ ko bàyyee xel mooy ñi amee laago ndax buñ leen di xayma ñu ngi toll ci 2 à 3 millions dans cette population là. te loolu du lu néew. ñu daal di amal biile atelier ci Ziguinchor te képp koy responsable bu organisation personnes handicapées yu nekk ci Casamance teew ci ngir ñu mën la laa tàggat ñu liggéey ci nu ñuy corriger lu ni mel. li ñu bëgg mooy ñu xam ne réew mi bu fekkee bëgg nañ mu jëm kanam waruñu fegg kenn surtout waruñu fegg ñi nga xam ne dañu amee laago. ñi nga xamante ne amee nañ laago Sénégal te ñuy yëngu ci kuréel gu ñu naan fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées ñu mën a toog ak ñi nga xamante ne ñooy dogal. ñi nga xamante ne ñooy nas gafag ak état bi wala bu collectivité locale yi ñoom mi nga xamante ne ñoom lañ jox baat jox leen kattan waaye itam jox leen ay moyens ya nga xamante ne dañ ci war a tëral ay politique jëmale ko ci askan wi. moo tax maa ngi ñaan sama collaborateurs yi sama partenaires yi ñu jàpp si ñu mën ñu tamit taatagal ba ñun ñu tamit ñu xam ni lii war nañ si jàpp. te bu ñu si jàppee rek mu dox. ndaxte bëri na ay élus locaux yu nekk ci région naturelle bu Casamance ñu nga xamante ni xamuñu sax mbëbëtu personnes handicapées yu nekk ci Sénégal rawatina ci seeni gox. mbokk yi jàppale ne nag directrice bu hôpital régional bu Tambacounda moom docteur Thérèse Aïda Ndiaye nag daal na teggi tànkam ci plainte wi nga xam ne jëmale woon na ko kile gunge woon aji tawat nag di Assietou Koita nag doon addu ci ay kàddu yoo xamante ni mu nga doon ko doon yëkkati jëmale ca hôpital régional bu Tambacounda jàppale ne jamono yi nag ki nga xam ne moom moo di aji tawat gi nag ñu ngi ko jël ca hôpital CTO bu Ndakaaru di saytu bu baax a baax li nga xam ne moom moo di wérgu yaramam. ñu desandi ba tey ci lépp lu soxal wàllu wérgu yaram wax ci mbas mi ak tolluwaayam ci mim réew jàppale ne ni ki démb benn doomi aadama moom moo daal di toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot faatu ginnaaw bi nag juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti test yi nga xam ne def nañ ko ci ñaar fukk ak ñeenti cas positif la ñu am duñu sori dañuy teewlu docteur Mamadou Ndiaye mi yoroon kàddu bés bi ca ministère de la santé. benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti test yi ñu def ñaar fukk ak ñeent ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñett cas contact mooy ñi jot ci jàngoro ji fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore feebar bi am nañ ci juróom-ñaari cas yu jóge bitim réew ñooñu ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci juróom-ñeent ñi nga xam ne ay cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee Sacré-Cœur am na ci ñaar Thiès am ñaar Cité Biagui am benn Dakar Plateau am benn Dieuppeul benn Mamel benn ak Ouakam benn juróom-ñeent fukk ak ñett si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde
juróom benn malade ñu nga réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb dibee fukki fan ak benn ci weeru octobre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak juróom ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak ñett téeméer ak juróom-ñeent fukk wér nañ ci ñett téeméer ak fukk ak juróom ñoo ñàkk seen bakkan mu des junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. mbokk yi ñu wéyal xibaar yi addu ci lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale bi nag fële ca diwaan bu Ndar Géej xam ngeen ne école yu bëri jamono yi nag dañoo màgget ba tax itam ñu taxaw temm ngir daal di defaraat lu tollook juróomi école ci foofee nag koppar yi nga xam ne daal nañ koy ficci ngir daal di ko ci def toll na ci juróomi téeméeri million ci suñu ay koppar lépp ñeel cadre bu programme PACASEN dañuy teewlu jiit bu bokk moomeel bu Ndar Géej ay kàddoom. La première école primaire de l'Afrique occidentale française Ndar lañ ko defaree donc mu nekk am référence ci wàllum éducation donc école primaire dañoo bëri mais fii ñu toll école primaire yu ci bëri maanaam dañu doy waar parce que yàqu nañu ci benn niveau boo xam ni dafa amatul sécurité ci lu ci ëpp loolu nag président permettre nañu ñun ci wàllum PACASEN au moins année bii di ñëw mi 2021 mettre à disposition 500 millions de francs CFA pour ñu tabax ak ay école tool ñi fii may wax ak yéen école Justin Ndiaye la Justin Ndiaye gis ngeen ñu ngi tabaxaat salle de classe yi 12 salles de classe yu bees ñuy tabax dindi yi fi nekkoon te loolu ci budget mairie la jógee ci wàllum 80 millions de francs CFA donc def nañ ci effort bu am solo xayar meng xam nga bokkoon ni PACASEN bi mais am na benn waay ju baax boo xam ne wax naa ak moom léegi dans la semaine ou semaine prochaine au plus tard dana yónni équipe am ñuy ñëw defaraatal ñu maanaam xayar meng loolu mu nekk une très bonne chose parce que ñëpp xam nañu xayaar meng moo doon école des fils de chef école bu njëkk ci Ndar. beneen école woo xamante ni nag jamono yi dafa màgget nag di CM Serigne Babacar Sy yu nga xam ne moom moo nekk ca diwaan bu Tivaouane foofee nag yenn ci ay élèves yoo xamante ni ñu nga fa doon jàngee nag jamono yi ñoom ñoo manko doon wenn say ngir daal di defaraat mbir mu ni mel ñu teewlu reportage bu Cheikh Anta Diop ak Seylatir. Babacar Sy bu Tivaouane daanaka tey jii de am na juróom fukki at ak ñeent boo duggee ci école bi day gis nga màggataay gi jéggi na dayoo salle de classe yu bëri dañoo màgget rawatina amuñu ay table banc yu doy am ay bâtiment yoo xamante ne buñ sàgganu sax mën naa daanu ñi nga xamante ne nag jaar nañu ci l'école bi tey jii ñu nekk ay kilifa dikkaat ci seen bi ngir jàppale administration bi. parce que école bi ni mu mel nii dafa doy waar suñu yaram dafa daw ñu ne nag léegi il faut ñu def dara ci CM bi fa ñuy xalaate ci la ñu principalu CM bi yónnee bataaxal ni moom kat dafa bëgg ñun ñi nga xam que ni jaar nañ fi te organisé wu ñu jàppale ko ci suñu biir ñu daal di waxtaan ci ñaari semaine ñu daal di am ay ordinateur am ay photocopieuse am ay imprimante multifonction am ay rame de papier am ay livres yu bari yoo xam ne xale dañ ci mën a jàng professeurs yi ci mën a utiliser. ñoom seen jëmmi bopp nee nañ daal dañoo bëgg defaraat l'école bi mu yees tàq ba mu neex a gisaat loolee ñu ngi ciy sàkku nag képp koo xamante ne doomu Tivaouane nga te jaar ci l'école bi wala yàlla jox lay ndombal tànk nga dugal ci sa loxo. bâtiment yi màggat na loolu aussi bokk na ci li nga xam que ñun moom la ñu mëbët defaraat ko. ci kàttanu suñu borom mën nañ ci dara di ñaan rek ñi nga xam que ni jaar na fi ñu def na ñun conseil départemental bi ñu jàppale ñu. loolee nag di mbégte ci parents d'élèves yi ak jàngalekat yi nekk fii ci CM Babacar Sy bu Tivaouane di xaar nag bu lépp noppee élèves yi daañu mën a jàng ci dal CM bi tegawaat ci yoon. bëri na ci ay soxna yoo xamante ni yenn saa yi dañ leen faral di xupp ci xarala yu yees yi nag ba tax itam député bii di Alioune Kébé nag taxaw temb bëgg rek ñu gën a taxaw ci yenn ci ay loi gën koo jëmmal yoo xamante ni dina mën a tax ñu saytu yooyu les soxna xam ngeen ne bés bi nga xam ne moom lañ jagleel soxna yi ci àdduna wërngal këpp ñu ngi ko doon màggal ca diwaan bu Kaolack Ibrahima Diamé Fally Gaye. ñàkkum kaaraange jigéen ci motugul sëy ci biir réseaux sociaux yi bokkoon kon ci weccante xalaat yi ñu doon amal bi ñuy magal journée internationale de la fille ñu jagleel ko xale yu jigéen yi kii di Fatou Diallo bokk nag ci mbootaay yi nga xamante ne dañuy xeex ak yelleefu jigéen yi di ñaawlu bu baax a baax li nga xamante ne noonee la moromam jigéen yi di jëfandikoo lii di réseaux sociaux yi ndax ñàkk xam lii di danger bi. réseaux sociaux yi moom dafa doon loo xam ne maintenant
xale jigéen ñi nekkantuñ ci en sécurité. Sénégal ay musulmans ak ay chrétiens ñoo fi nekk donc dafa am ay valeurs yoo xam ne dañ ko war a préserver bu ñu wax nekkoon ne des filles dañu war a mën a am liberté ba ñu permettre di am yoo xam ne ñu di ko def jaaduwul parce que tey loo fi def dans 2 ans 3 ans dina la rattraper. li ci war nag moo di am ci taxawaay bu dëgër ci gis-gisu kii di honorable député di Alioune Kébé jot na tey jii nag assemblée nationale jokkoon ngir taxawal ay loi yu nga xamante ne daañu gën a encadré ni ñuy jëfandikoo réseaux sociaux yi. mënuñ seetaan àdduna bi mu ubbeeku comme ça suñ biir. ça pose problème xale bi amul capacité choisir li nga xam ne moo baax si moom donc ñoo war a teg loo xam ne bu ëllëgee li ñuy wone mbaa ba xale bi fa mu yegg dañ ko mën a encadrer ba nga xam ne du yegg si loo xam ne lu bon loolu moom yaakaar naa ne bu yegg si assemblée nationale dañ si wax li ñu xam. dafa jot sëkk ba passé jot dafay yàgg na loo xam ne waroon nañ ko def parce que ñu ngi yàq askan bi xale ñu ngi yàqu. ci teewaayu ay représentant mbootaay yi xeex kon lii di ak ki jëleefu xale yu jigéen yi ONG Plan daal di màggal kon bés bi la ñuy duppee journée internationale de la fille mu doonoon kon occasion pour jox kon xale yu jigéen yi kàddu gi ñu daal di addu ci lépp lu nga xamante ni naqari na leen ci seen ak yëleef yi nga xamante ni respecté wuñ ko ni mu waree. ñeneen ñoo xamante ni nag màggal nañ bés bu ni mel nag di waa Chidaets nag ñoom ñooñu nag li ñu sàkk moom moo di yenn ci ay violence yoo xamante ni ñu ngi koy faral di teg soxna yooyu nag ñu daal di koy teggi naka noonu itam ñu xam rek ne daañu def seen kéem kattan ci wàllu wi dañuy teewlu coordonnatrice bi nag bu boobule mouvement Christine Kiné Sarr lay wuyoo Alxasan Ba ak Ababacar Camara ñoom ñoo taataan ay kàddoom. li mooy place du souvenir mooy benn rencontre boo xamante ne Chidaets Sénégal initié na ko ak ay partenaires am waaye tamit ak yeneen xale jigéen yoo xamante ne tey dañoo jël wax ni dañoo war a jël kàddu wax ni dañoo war a arrêté yi ñaawteef yi ñuy def xale jigéen yi dañoo war a arrêté viol yi ñuy def xale jigéen yi parce que bu ñu bëggee suba ñi naan Sénégal jëmale na kanam du parce que gouvernement bi kese dafa jàpp daf see jàpp c'est parce que société bi maanaam ñun xale jigéen yi aussi dañ see jàpp te xale bu jigéen boo xamante ne dafa am yenn ñaawteef yi ñu ko def ba mu nekkee xale bu demee ba màgg day def ay choix yoo xamante ne baaxul te souvent fi la ñuy nekk di saaga di dàkk wala di naan diw daa mel ni diw daa nang te fekk xamuñu ne xëy na ci ginnaaw ba muy nekk ndaw daa am leen benn ñaawteef boo xamante ne def nañ ko bi tax tey muy comporté woo donc dañuy woote dimbalu gouvernement bi ak organisation yi lutter pour que xale jigéen yi femmes yi ñu nekk en sécurité ñu wax leen ni tey bu ñu nee dañuy tëj ñi def viol ki ñaawteef benn xale bu jigéen dañ koy tëj pour ñun loolu kese doyul foog nañ ne bu ñu demee ba tëj kooku dañoo war a gestu ki nga xamante ne mooy ki ñu def ñaawteef ji war koo dimbali accompagner ko gunge ko pour mu mun a gën a am avancement gën a avancer bañ a nekk ci problème conséquences yooyu yi ñaawteef gi jur. yeneen i soxna yeneen i jàmbaar ñoom ñooñu nag màggaluñu bés bi waaye tam ñu ngi yëngu bu baax baax ci lépp lu soxal wàllu mbay mi lu ni mel ñeel programme Caritas Dakar wi nga xam ne mi ngi koy def nag ca diwaan bu Fatick soxna yooyu ñu ngi def mbir mu ni mel naka noonu itam ci gox yu ci mel ni Caareer ak itam Diouroup nag ginnaaw itam ab doxu nemmeeku woo xamante ni ñu ngi ko doon amal ci tool yi Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey ci reportage. ku mooyul mbayum ceeb mi dana am doole loolu ci commune yu Jaareex ak itam yu Diouroup commune yooyu nag bokk na ci dëkk yi nga xam ni Caritas daf ko boole ci programme am Caritas nag ñi ngi encadré ay groupement jigéen ñu bëri ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu mbayum ceeb mi yëpp ñu ngi béy ceeb te avant dañ doon bàyyi ceeb bi nekk dafa métti mais léegi donc dañ ko reprendre te fi ñu nekk donc am nañu junni ak ñaari téeméer jigéen ñoo xam ne moom ñu ngi béy ci ceeb bi gis nañ ne aussi njëriñ la ci ñoom parce que soo béyee ceeb aussi doo jëndati ceeb te xaalis bi nga doon jël pour jënd ceeb nga def ko leneen. ay prêtre yu bëri nag yu nekkee ci archidiocèse bu Dakar démb doon nañu visiter tooli ceeb yi nga xam ni moom la Caritas aménagé ci biir département bu Fatick ñoom nag nee ñu li ñu gis ci terrain bi dal na seen xel bu baax a baax. li ñu gis tey dal na xel. gis nañu jigéen yi béy ceeb loolu du loo xam ne Caritas dafa tëb rek def ko dafa gis loo xam ne dafa gis soxla nit ñi lu ñu soxla mu gunge nit ñi pour ku nekk. mun a def li nga xam ne moom nga mën moom nga xam. action yi nag dafa bokk ci programme boo xam ne ñetti at lay duré te Caritas di ko doxal li ci bokk ci ay communes te nekkee ci biir département bu Fatick toll na ci juróom-ñeent. mais fii ça touche notre programme touche 250 ménages pour 255 000 personnes indirectes donc programme bu yaatu la boo xam ne moom
day jël mbéyu dugub bi mbéyu ceeb bi mbéyu mboq mi et c'est aussi ñu mën a def aussi ay digues antisel yoo xam ne moom xorom bi du ñëwaat ci rizières yi loolu aussi mu ci suñu programme. ñoom ñi nag di waa Caritas ne li ñu am ci suuf nag bu ñu sañoon mu gën a yokku ndax mbay mi nga xam ni ci la ñuy jàppale askan wi gën a am doole. conseil municipal bi dina ko waxtaanee et puis en rapport avec Caritas Dakar ñu xool ban méthodologie bu gën a efficace la ñuy def par exemple suñu xamatee fu ñu war a investir rek en amont ñu jéem a trouver les terres dans ces villages là délibérer ko et mettre ko à la disposition des femmes. ay tool yi dugub ak itam ay toolu mboq yu bëri leen ji bay nañ ko département bu Fatick ci loolu lépp nag mi ngi jaar ci ndimbalu archidiocèse bu Dakar. ñu wéyal xibaar yi mbokk yi àddi ci weneen ponk nag di li nga xam ne moom la yéen kay xëy niki tey jii ñu ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf député Dembourou Sow mi ne woon xel xalaatul Macky Sall di bañam troisième mandat ci réew mi bu ko jaree sax ñu gàddu ngànnaay xeex ak ñi ko bëgg a xañ honorable député Dembourou Sow nee na ci l'observateur waxam joojee tey la ko gën a wax réccu ci dara ndax gisul dara lu garaaw ci wax ji lim wax ba ñu di ko mbambu ak di ko ŋawte ci réew mi l'observateur nañu moo di dañoo gis ci réseaux sociaux yi benn vidéo boo xam ne moo ca nekk di làkk ci pël naan képp ku bëgg a taxaw ngir xañ Macky Sall troisième mandat nañu gàddu ngànnaay jàmmaarloo ak moom journal bi nañu ci ñu fas yéene jàmmaarloo ak moom honorable député waa FRAPP France Dégage ci lañu bokk ndax nee nañu dañu koy porter plainte tey jii ci altine ji ne dañoo jàpp ne waxam joojee wax la ju mën a yee fitna ci réew mi Alioune Dembourou Sow ni ci yéenekaay bi mi ngi xaar ba xam ñu koy porter plainte fan la ñu koy jëmee ne jàppul ne ci waxam joojee rek wares na ko mën a yóbbu ci yoon baa nga xam ne ña ko bëgg a yóbbu ci yoon dañu koy diri ngir yóbbu ko ci justice mu ne moom ab député la waxam ji du ca dellu gannaaw dana ko waxaat sax ca kanamu assemblée nationale Moustapha Diakhaté ni ci xët mu njëkk Sud Quotidien waxi député Alioune Dembourou Sow yooyee dafay wane rek ni président Macky Sall yore réew mi ndax bitéel bu nekk la mu def la saañ ba di xeeñ bitéel baag la ci biir journal La Tribune xëy na dugg ci biir ànd APR ak Benno Bokk Yaakaar seenu gouvernance ci la yéenekaay bi xëyee ñi ñu tuddee ay nit yi Macky Sall ñoom lay siiwal maître Augustin Tine la maître Oumar Youm Mahammed Boun Abdallah Dionne Abdoulaye Diouf Sarr Maxime Jean Simon Ndiaye ak Seydou Guèye ñii ñooy ñi nga xam ne jàpp nañu ne bu président Macky Sall doonoon buur ñoom ay ndey ji réew la ñuy doon réew mi ak programme bi ñu fi teg di PUDC source mi ngi ñuy xamal ne milliards yi ñu ci dugal dem na ci ngelaw li koppar dem na ci Mali foro ne travaux yi ñu ci doon def yu ca bari baaxul yenn yi dakkal nañu ko matériel yi ñu sàcc genn wàlli installation yi amul benn entretien Cheikh Diop mi coordonnateur bu PUDC source nañu bi ñu ko web téléphone ngir bëggoon a waxtaan ak moom ci tolluwaayu programme PUDC bi waa ji da leen a dugg ba xolam sedd yàq leen musiba ak mbelengaan ak keteme ndax ne leen lu tax ngeen may woo ci sama téléphone personnel portable ñu ne déet na waaye ngeen may woo bésub dimanche altine tey ji Walfadjri xëy na coon ak yaakaar ju yàgg jot yenn ci sinistre yi ca Kër Massar ñoo ngi koy dund ci ñoom sinistre yi nekk ci site de recasement yu Kër Massar am na ci ñoom ñu journal Walfadjri demoon seeti ba ñu xamal leen ne dimbali président Macky Sall digge woon mu di koppar yu ñu leen waroon a yónni ba léegi ñoo ngi toog di xaar gisaguñu dara am na sax ñenn ci ñoom ñuy njoxte na yëf yi dafa amuk jalgati ne délégué Dakar ci yu njublang ñoo bind ci li sut ñu war a dimbali ñoo xam ne seen yoon nekkul ci ndimbal yi du ñuy sinistre te it inondé wuñu lii law ci réew mi juróom benn weer ci weer yu ñu nekk di woppi coronavirus gi journal Le Quotidien mi ngi ñuy wax ne guddi yu ñu toll seetlu gi moo di ca Kees ak ca Ndakaaru ñooy barab yi wopp si gën a wullee ñaay ci réew mi yéenekaay bi nañu gis nañu ne wopp si mi ngi dellu gannaaw ci Sénégal li ci ñu rek moo di jamono ji nga xam ne réew yu bari ci àdduna bi li ñuy ragal mooy feebar bi wunni waat ci seen kaw gis nañu ne fii ci Sénégal ñu bari tegg nañu seen tànk ci fàggu geeg ci xeex bi mu di lool journal bi gis na ne bu ñu ci waxul mën naa jur musiba mbaa kumba jéyee ju rëy ak tiisu mag la ñu Vox Populi xëy di xibaar mu di ñaari xarit benn bakkan yu faatu ci l'accident ci yoonu dox ci diggante Kees ak Mbour kenn ki journal bi ne nañu vie la tudd ka ca des tudd Ahmed moto bi ñu yéegoon moom la benn watab 7 place fël moto ba daanu ab camion ñëw jaar ci seen kaw keroog samedi ci digg bëccëg gi ci la accident bi am dañoo màggali woon jóge woon Touba doon ñibbi si Ndakaaru Tiwaawoon ndax gàmmu dina fa am ren l'observateur nañu suba ci talaata ji ci lañ ciy xam li leer ginnaaw déclaration bi war a bàyyeekoo ci xalifa général des Tidianes di Serigne Babacar Sy Mansour Les Échos nañu suba ci la xalifa bi war a wax waaye for nañuy xibaar bu tukkee ci réunion bi ñu doon amal démb ci wàll wi di xam le ne ndigal li ci xalifa bi jël moo di kenn ku nekk na gàmmoo këram kër bu dakkul jur kër baaker yéenekaay yu bari ñu xëyandul xëy nañu xibaar raaye bi ñu takkal artiste bii di Youssou Ndour Soleil national nañu suñu Youssou Ndour national bokk na ci académie royale bu Suède l'observateur La Tribune ak Libération xëy xibaar bi Youssou Ndour dégg na académicien Le Quotidien nañu ginnaaw Léopold Sédar Senghor ca Paris Ousmane Sow ca Paris Youssou Ndour mooy ñetteelu doomu Sénégal bi doon ab académicien. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye beneen Mamadou Ndiaye itam taxaw na ngir jàkkaarloo ak mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média Mamadou Ndiaye Mairie Bey maa ngi leen di nuyu. ñoo ngi lay fay Cheikh di nuyu téléspectateurs yi ak suñu mbokku internet yi comme ni nga ko wax. mu mel ni téléspectateurs yi mbokku internet yi yàgg nañ di xaar li nga xam ne moom moo tukkee ci internet bi tey lan ngeen fas yéenee waxtaanee.
te dinañ ci yaatal léegi li Mamadou Mouhamed Ndiaye jeexalee ci mbirum tabb gi ñu tabb Youssou Ndour fële ca Suède def ko académicien loolu internautes yi ñëw nañ ci félicité ko dinañ ci ñëw ak réaction yi ci réseaux sociaux yi dinañ ñëw aussi ci comme ni ñu koy baaxoo di defee dañuy boole utile ak agréable maanaam li fi jot a xew yëpp ci surtout ci week-end bi jërëjëf Mamadou Ndiaye cant ak ngërëm ñeen la léegi-léegi lay doon ak mbokku téléspectateurs yi ñun itam ñu jaare fa yëkkati wi la jotaayu xibaar dig daje bi nga woon incha allah daañu fi teewaat ngir fi ci leen xibaar yi ci kàllaamay Kocc lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéyi ak suñu ay programme fi ci télévision Futurs Médias kenn dal ak jàmm